ci weeru décembre ci atum 2021 mbokk téléspectateurs yi safoote ànd ak ñun ci seen émission Total Local yegg si leen ak jàmm ci seen ndaje bi xam ne ni ngeen ko tàmmee yu bés yu nekk incha allah dañuy dugg ci gox-goxaan yu nekk ci biir réew mi yëpp la fay xew li ñuy waajal muy élection locale yu ñaar fukk fan ak ñett ci weeru janvier 2022 ku nekk ka fay yeewoo sa xalaat sa li nga fay xaar waaye itam ñiiti candidat yi ñoom tamit lan la ñu andi ci lu yees nan la ñu gisee la doon am ak itam yenn perspective la ñu andi loolu mooy solo su waxtaan yi nga xam ne dañ koy amal ay bés yu ne laataa ñu egg si ci élection yi tey nag ñuy am mbégte dalal ci plateau bi ñaari gan yoo xam ne ñoom ñaari ñëpp ñoo bokk benn gox gu ñu jóge fii ci biir Géejawaay ab gox gu ñuy woowe Wakhinane Nimzatt ka fay maire di Racine Talla moom bokk ci Benno Bokk Yaakaar mouvance présidentielle bi ñaari nit ñëw taxaw ne dañ ko bëgg wuutu ci place am boobee lan la ñu andi loolu la ñuy andil ay leeral ci kanam incha allah ñoom ñaar kenn ki ti wuyoo ci turu Mody Gadiaga nekk candidat ci mairie ba ci liste bi ñuy woowee coalition jàmmi gox yi Mody ñu bàyyi la nga nuyu waa Sénégal nuyu waa Guédiawaye nuyu waa Wakhinane. Assane jërëjëf maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokk Wakhinane Nimzatt di nuyu waa Guédiawaye mais di nuyu surtout sama frère patriote yi waa Pastef Guédiawaye Pastef Wakhinane Nimzatt di nuyu bu baax a baax. d'accord ci beneen boor bi ni nga ko tuddee noonu la Mamadou Yaya Ba lay wuyoo moom itam nekk candidat ci mairie bi moom mi nekk ministre conseil nekk candidat ci turu parti bi ñu gën a xam ci parti ëllëg Sénégal monsieur Ba ñu nuyu la bàyyi la nga nuyu waa Baye Lay gàddaay gox yu nekk ci biir Wakhinane yooyu yëpp. jërëjëf monsieur Fall maa ngi lay nuyu di nuyu sama vis-à-vis monsieur Gadiaga di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan. ak waa Guédiawaye mais précisément suñu mbokk population yu Wakhinane Nimzatt comme ni nga ko waxee gàddaay ak tout ça suñu gox la ñu leen di nuyu di ñaan émission bi ñu tàmbale ko ci jàmm mu jeex ci jàmm te mu nekk njëriñ waa Wakhinane ak waa Guédiawaye allahumma amin Mody moom yegg si woon na fi am na loo xam ne dinaa ko laaj waaye damay tàmbalee ci yow Yaya ñëpp dañ la xam ci mouvance présidentielle bi ñëpp xam la ci taxaw goo xam ne am nga ko jëm ko ci njiitu réew mi ak politique yi muy amal bi la yoon ci waa mouvance présidentielle bi ñu tabb kiiti Racine Talla maire sortant bi ngir mu toogaat ci mandat ngir wutuwaat beneen mandat lan moo tax yow nga demal sa bopp da ngaa déggoowul ak ñoom wala da nga am aval comme ni ko président waxee ci da nga bokk ci yenn liste yoo xam ne président validé na ko pour ñu dem concurrence ñu ko. jërëjëf xanaa ma njëkk sa préciser que du ma ministre conseil. Je suis au niveau du fonds de développement du service universel des télécommunications. Okay. Alors ni nga ko waxee dëgg la Benno Bokk Yaakaar président mu ngi tabb Racine Talla pour mu jiitu ko ma bokk APR bokk Benno Bokk Yaakaar mais bokkuñu gis-gis ci élection yi nga xamante ne mooy élection locale yi ñu jëm. Parce que man damaa jàpp ne élection locale mbiri population la donc population yi ñoo war a tànn ñi nga xamante ne ñooy fay toogal. respecté naa tànnee fam mais tamit bëgg naa ñu respecté tànnee fii population yi te population yi si biir population yi mun du ma wax ñëpp mais si biir population yi am na si ñoo xamante ne ñoo taxaw pour ma dëggal sama candidature parce que gëm nañ ne changement yi bëgg a Wakhinane man mun naa ko fa apporter ma déglu leen nag joxe aval si seen kaddu donte président moo tànn Racine Talla ma leeral ko comme ni nga ko waxee man duma candidat de substitution duma plan B pour Benno Bokk Yaakaar man maa jël mes destinées en main avec les populations de Wakhinane Nimzatt. sa liste président da ko validé. sama liste dëgg lu ma la wax. xam nga duñ ko valider mooy ni ñuy wax ay plan A ak plan B ak plan C. newuma si benn plan. je n'ai pas demandé l'aval du président. parce que nag man gëm naa ne si bañ say toll moom dafa tànn. ma am possibilité taxaw ni man ànduma si tànne ko parce que nag démocratie lañ nekk. président Macky Sall am na attitude wax ni xalaatam lii la mais ñun parti bu si nekkee tamit am nga liberté boo xamante ne mun nga si demee tënku la si yenn yi moo tax ba mu ko defee ba ma si waxtaan ak samay ñooñ waxtaan seeg ñi nga xamante ne maa bokk ak ñoom et pour la plupart ñoo xamante ne ay acteurs lañ si Wakhinane ay acteurs politiques comme des acteurs apolitiques parce que li may jiite nii nekkul ay politiciens rek ñoo si nekk am na ñoo xam ne ay mouvement lañu
am na ñoo xamante ni société civile lañ bokk mosuñu def politique. ñoo accompagner cette vision. donc waa Guédiawaye sa waa gus ñi nga ànd ak yow. voilà ñoom ñoo la wax ne la nga dem doo plan B doo plan du ma si benn. moo di ba nga fiy jógee la dernière fois maa ngi la doon laaj ne la est-ce que am nga avalu comité directeur bu Pastef ndax jamono joojee ki nekk seen jiit si parti bi Ousmane Sonko dafa doon wax ne ñi xam ne dañuy génn yeewu askan wi mën nañu teg ay daan seen ndodd ndax nekkul loo xam ne ligne bu ñu leen joxe la léegi dem ngeen ànd ak seen beneen coalition muy coalition Jàmmi Gox yi lenn laa bëgg xam moo di fi mu toll nii kii ci Ousmane Sonko nangu na leen seen génn boobu ngeen demal seen bopp yéen waa Pastef Wakhinane Nimzatt wala àndu ci. waaw jërëjëf Asana suñu président Ousmane Sonko mënuñoo nangu suñu génn boobu parce que ci coalition la nekk te dafa bokk ci leader coalition. porter coalition bi di ci wax di ci dox. ñun nag à l'instar de d'autres communes. du benn commune rek moo génn ci. parce que Guédiawaye en quelque sorte moom moo génn. 4 communes moo génn ci Pastef 4 communes yoo xam ne. 4 communes yoo xam ne ñu ngi ci biir Guédiawaye à savoir Wakhinane Nimzatt Médina Gounass Sam Notaire ak Ndiarème Limamoulaye ñoom ñoo génn dugg ci liste bi ñuy wax Jàmmi Gox yi ba ñu génne dugg ci liste Jàmmi Gox lu tax ñu dugg ci c'est parce que bi ñuy dugg ci Pastef dafa am ay valeurs ak ay principes yoo xam ne moo ñu ci dugaloon loolu moo tax bi ñu demee ba gisuñu loolu ci li nga xam ne mooy coalition bi au niveau de Guédiawaye ñu gis ci ay pratiques yoo xam ne vraiment ay pratiques yu révolues la yoo xam ne dañ ko war a dàq ci politique loolu moo tax ñu jël suñuy matuwaay jël suñu responsabilité te nag defuñu ko par défiance par rapport à notre président defuñu ko par défiance par rapport à notre parti. On est toujours des patriotes on est toujours tey la ñu gën a ancré wu ci biir. est-ce que génnoo leen ndax est-ce que génnewoo leen seen bopp su fekkee ne parti bi dafa ne non nañ dem yeewi askan wi yéen ngeen ne nañ dem ci Jàmmi Gox yi loolu kay mooy génne sa bopp ci lu parti la. waaw non génnuñu ci parti bi tey la ñu gën a ancré wu ci Pastef tey la ñu gën a ancré wu ci biir Pastef mais lii dafa ni mbir moo xam ne mbiru gox-goxaan la. maintenant nag gis nañ ay pratiques yoo xam ne comme ni ma ko waxee ay antivaleur la te ñun Pastef bi ñu ciy dugal li ñu ci dugal mooy ànd ak suñu président porter le projet pour que une fois mu arrivé au pouvoir mu mën ko réaliser le Sénégalais te tey la ñu gën a dogu ci loolu tey la ñu gën a dogu ci défendre projet bi tey la ñu gën a dogu ci défendre suñu leader ba léegi tey ñoo ngi ci biir Pastef mais comme niñ ko xamee élection municipale ay élection gox-goxaan la ñu gis ne tey dafa jot biir Guédiawaye ay leader génn ñoo xam ne ci Pastef la ñu bokk ñu génn dem dagaani baatu askan wi dem dagaani surtout baatu patriote yi nga xam ne surtout nag les jeunes dem dagaani leen ñu génn dugg ci coalition bu ñuy wax coalition Jàmmi Gox te liste la boo xam ne c'est une liste citoyenne qui ne comporte aucun homme politique boo xam ne dina indi ay jiix jaaxa ci xelu nit ñi. d'accord ma fàttali leen ne ñu ngi dalal ci plateau bi Mody Gadiaga nekk tête de liste foofee ca Wakhinane Nimzatt ci coalition Jàmmi Gox yi ak itam Mamadou Yaya Ba moom itam nekk maire candidat à la mairie de Wakhinane Nimzatt ànd ak waa parti Ëllëg Sénégal ñoom ñaar ñi xam ne mën nañ leen jox étiquette ay rebelle ndax ni ñu génnee ci seen parti dem dagaani baatu askan wi ci seen yoonu bopp lan moo waral loolu yëpp ak itam ban projet la ñu andil seen gox boobee ndax nekk na loo xam ne mën na andi ay safara ci yenn ci jafe-jafe yi Wakhinane Nimzatt am lan lañ fa andi ci mbirum ndaw jigéen wala sax mbirum environnement loolu yëpp nekk ay poñ yoo xam ne incha allah ci ñaareelu pàcc seen total local incha allah dinañ ci yéeg bi ak suñu ñaari gan yi léegi-léegi. gërëm ko moom Serigne Modou Mbacké Niang ci xibaar yoo xam ne moom la ñu andiloon ci marax gi mbokk yi ñu del ci ñaareelu pàcc seen total local tey jii ni mu leen ko xamalee ñuy waxtaanee lu jëm ci Wakhinane Nimzatt ak itam jongante yi fa war a am ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 ngir xool kan mooy nekk mairie gox ba tey jii ci plateau bi ñu am mbégte dalal ñaari candidat kii ci Mamadou Yaya Ba nekk candidat ci parti Ëllëg Sénégal waaye itam Mody Gadiaga
Dia nekk ci coalition Jàmmi Gox yi. alors Mamadou sànq ba ñuy jeexal am na ay poñ yu ñu laal wax nañu ba nga ni yow moom leeral nga sa taxawaay nekkoon plan B nekkoo plan C sa plan bopp nga pour xool nooy xëccoowee ak kiiti maire sortant bi di Racine Talla ngeen bokk Benno Bokk Yaakaar. dañuy wax léegi ci Wakhinane Nimzatt en tant que tel ak i soxlaam ak itam ay poñ yoo xam ne am na solo loolu ñu tàmbali déjà ci lu jëm ci mbirum environnement ak tamit mbirub suuf ndax nekk na ñaari poñ yoo xam ne yenn saa yi dañ koy xawti fàtte ci yor gox yi waaye dafa nekk yu am solo surtout que Wakhinane nekk loo xam ne jege na loolu géej jege suuf soo xam ne ñoo ngi ciy andi ab coow jege ab bërëb boo xam ne ñoo ngi wax ne géej bi moo ngi gën di avancé yow ci sa xalaat lan la ñu war a mën a andi ci ay soppite wala lan la ñu war a mën a def ci loo xam ne waa Wakhinane dinañ mën a jëriñoo ci seen suuf waaye itam dina ci mën a gis seen bopp. alors maa ngi rafetlu bu baax ci question boobu c'est vrai que Wakhinane tey dafa am enjeu li tax moom enjeu mooy dafa am suuf ci communes yu bëri yoo xamante ne ci Dakar tey xëy na amuñu ko tey Wakhinane loolu la am te suuf fépp fu mu am rek coow dafay bëri li tax coow di bëri mooy des fois day am ay bradage mbaa ñu jël suuf si di koy utiliser ci yeneen loo xamante ne du njëriñ askan bi mais ñun ci suñu xalaat mooy littoral boobu nga xamante ne ñu am ko te yaakaar naa ne loolu noonu développement Wakhinane foofu mun na fa jaaree parce que nag tey képp doomu aadama rek ku yeewoo Wakhinane Nimzatt tey lu ñuy joxe foofu war nga si mën a am cër mais damaa jàpp ne suuf soosu warta nekk loo xamante lu ñu war a mën a séddoo mbaa di koy pàccoo parce que du ñu ko doon séddoo tey waa Wakhinane plus de 100 000 habitants kenn ku nekk mënoo fa am benn pepp suuf maanaam doo taxawee fi nga taxaw si ñaari tànk mooy maanaam foofu fees na donc mënuñ ko séddoo liñ si mën a def mooy ñu def si ay projets yoo xamante ne dafay am askan bi njëriñ du ko defee ñëpp gis si seen bopp man loolu laa gis mais pas pàccoo ko ñiy jël ñii mbaa ñu toog tamit beneen bi tamit mooy dañuy toog di seetaan ñeneen jógee feneen dëkkuñu Wakhinane Nimzatt c'est vrai que mun nañ si aménager yoo xamante ne pour dëkkuwaay parce que tamit tey Wakhinane commencé na xat bi nga xam ne nit ñi am nañ mais damaa bëgg man si li ma jàpp si suñu nga xamante ne si suñu programme fi ñu jëm mooy def fa ay infrastructure yoo xamante ne dafay amal njëriñ askan bi mun naa si joxe ay exemple tey jii tey Wakhinane tey jii yaa ngi koy wax dinañ si yegg si femme yi tey ñun amuñ maison de la femme am na benn bu fa amoon de su ma jumul ci digg biir cité comico boo xam ne dafa loon nañ ko fa jigéen ñi ba ma mais est-ce que micro jardinage su ma jumul moo fa am voilà noonu la mais du maison de la femme amuñu ko fa jàpp naa ne loolu mën nañ ko fa def tey jii ñun Wakhinane Nimzatt xam nañ ne Wakhinane ku ko xam ne c'est une ville de culture dafa bëri ay acteurs culturels tey jii duñ fa amee seen programme du commencé am 500 personnes rek mënoo ko fa def amoo salle boo ko mën a def foofu da ngay mën di ñëw grand théâtre mbaa ngay ñëw ay Daniel Sorano yu demee noonu jàpp naa ne ay salle de spectacle war nañ ko fa mën a def pour le bénéfice des populations de Wakhinane Nimzatt ainsi de suite ay yoo xamante ne tey jii tey acte 3 de la décentralisation dafa am doole boo xamante ne da ko jox commune ñu war a mën a dem sur le plan international nouer ay partenariat ba nga xamante ne dañu am ay projets yoo xamante ne dañ koy indi à Wakhinane Nimzatt mun nañ ko fa def donc littoral boobu noonu man damaa jàpp ne wax dëgg yàlla dañ ko war a exploiter au profit et au bénéfice des populations de Wakhinane Nimzatt mais pas au profit et au bénéfice d'un petit groupe je crois que loolu noonu man de bokk na si la nga xamante ne xalaat si am ak yeneen projet yoo xamante ne xëy na du ma wax yëpp parce que du boobaa yaakaar naa waa parce que dañuy gën a recopier yooyu moo di par rapport ak mbir mi moom wax na ko zone de développement waaye lu jëm ci alam gi tamit ndax gox boobu noonu ñu ngi koy fàttaliku filao ñu bëri bañ xam bërëb boobu xam ne suuf moo fa nekk léegi ay filao moo fa nekkoon bañ ko daggee am na ñu ko ñaawlu ndax jàpp nañ ne dañoo dégrader liiti zone écologique bi xam ne moo ñu daan protéger ci vent bi daan ñëw foofu te yàq yenn kër yeeg ñeneen ñi yéen ci seen taxawaay ak itam ci seen xalaat nan ngeen war a mën a gën a doolelaatee alam gi ci biir Wakhinane Nimzatt. waaw merci jërëjëf Assana ci wàllu environnement tout d'abord ñun bu fekkee yàlla def na bokk moomeel bi yàlla teg na ko suñu loxo li ñuy njëkk a def par rapport à l'environnement mooy on va réhabiliter la bande verte au niveau du littoral puisque loolu ñun dañuy nekk xale biñ ci dugg sax am na foo xam ne sax boo ciy dugg doo ñemeet puisque tellement dafa lëndëm tellement dafa dense et rôle bi muy joué tamit ñëpp xam nañ ko en matière d'environnement par rapport à l'avancée de la mer par rapport aussi à l'érosion côtière rôle bi muy joué xam nañ ko donc dinañu fexe ba bande verte boobu ñu restaurer ko ñu réhabiliter ko au niveau du littoral mais bu ma ñëwee ci foncier bi au niveau de Wakhinane mais y a un grand problème amul ku dëkk biir Wakhinane Nimzatt xam ñaata ban superficie moo nekk ci littoral bi superficie bi nga xam ne
moom la ñu déclassé Wakhinane Nimzatt ñaata la ci am. zone habitable bi ñaata la. on parlait de 5000 hectares su ma jumul pour zone boobu yëpp waaye c'est vrai que Wakhinane xamagu ñu ñaata lañ ci am. xam nga luy problème bi par rapport ak ce problème là du foncier mooy dafa bëri ay nébuleuse dafa bëri loo xam ne ñi jiite gox-goxaan yi du ñu informer seen population yi ci li nga xam ne foncier la ci li nga xam ne ñoom ñoo ko moom puisque foncier bu amee ci gox képp ku dëkk ci gox bi ci nga bokk. am nga ci wàll. Yaya wax na léegi ne bu ñu ko doon séddale kenn du ci am dara kenn du ci am sax pepp suuf mais au moins ñu séddale ko séddale bu rafet puisque tey comme ni ñu ko xamee loi 64 bi da koy wax ba léegi suuf dañuy tere ku ko jaay dañ ko war a attribuer dañ ko war a jox nit par délibération mais tey boo gisee ñu naan la terrain foofu am na valeur 15 millions et te bradage bi fa am ak jaay suuf bi fa am moo tax loolu moo gën a indi ñu déclasser littoral pour régler certains problèmes puisque y a eu beaucoup de problèmes sur le littoral ñoo xam ne dañoo jaay foofu ay suuf yoo xam ne moomuñu ko te waruñu ko jaay maintenant nag tey déclassé nañu littoral bi mairie bi informé population bi waxu leen zone habitable bi ñaata la waxu leen ban édifice lañ fay taxawal waxu leen dara mais nous ce qu'on va faire bu fekkee mairie bi tegu na suñu loxo on va tout d'abord faire un audit du foncier au niveau de Wakhinane Nimzatt assise du foncier càmbar bu baax foncier bi nga xam ne moo des puisque tey ma jox la benn exemple bu ñu jëlee quartier bu ñuy wax Wakhinane 4 ñu naan ko quartier Mamadra dafa amoon inondation bi mu amee inondation ñu jël ñi nga xam ne ñoo nekk ñoo gën a sonn ci inondation bi ñu tuxal leen toj kër yi yóbbu leen Jaxaay ak Tawfeex toj kër yi récupérer suuf si le projet chinois ñëw def ay infrastructure ba ndox mi wàññi ko bu baax mais dañoo wiiri ci ginnaaw du jaay terrain yi maanaam terrain yi ñi xam ne yow ñu récupérer foncier boobu ñu récupérer par rapport aux inondations tout près du bassin bi nga xam ne moo nekk foofu bassin de rétention bi nekk foofu mais dañoo wiiri di ko jaay ba arrêt Descos am ci ba Descos ñëw fa ba xeex am fa te ñi ko jaay ñoo ngi ci dëkk bi ñëpp xam nañ leen donc loolu la population bi di jànkonteel ci wàllu foncier ñu bëgg nag loolu dàkk puisque tey mënoo màgg ci gox dem ba am yenn at yi am jabar am doom di dëkk sa kër papa bëgg am kër te doo ko am sa ki nga fi nga xam ne fa nga màggee ay yeneen nit ñëw di jënd terrain yi di la bàyyi nga koy gis te doo ci mën dara maintenant nag par rapport ak li nga xam ne mooy suñu foncier mooy li nga xam ne moo ci des infrastructure moom du ci ñàkk puisque on a un milliard d'infrastructures yoo xam ne sur le côté sportif sur le côté éducation sur le côté culture dañoo manqué infrastructure bu baax a baax ci infrastructure yooyu lay débatté ci Yaya par rapport ak zone bi ni nga ko waxee zone foncier bi mooy littoral bi foofu la bët yëpp tegu foofu la ñëpp ci wax nan lañ ko war a mën a gérer waaye ndaw Wakhinane yenn saa dañ la wax na la dañuy manqué épanouissement parce que bon am nañu benn espace jeune boo xam ne am na fa moo ne ñu mën ko def à l'actif du maire sortant bi Racine Talla waaye dañ la wax ne la pour ñoo xam ne foo xam ne dina peut-être maire bi mën na fa am xaalis waaye ndaw yi mën faa gis seen bopp ci booru littoral bi amul exploité wu ñu suuf si foofu ci ni mu waree yow ci sa xalaat lan moo manqué ci bërëb boobu wala dafa nekk loo xam ne mënuñu ko exploité ba dafay ay structures yoo xam ne dinañ ko mën a jëfandikoo waa gox ba gis ci seen bopp ndaw yi gox ba gis ci seen bopp waaye itam waa mairie bi gis ci seen bopp. ba mu li wax rek loolu du dara lu mooy manque de volonté politique ak manque de vision lañ ko mën a tuddee. parce que du nekkante ne suuf si tey président dem na ba déclassifier ko donc jàpp naa ne tey mairie bi ak le maire moom moo waroon am ay projets yoo xamante ne yu muy proposer pour ñu def ko foofu noonu mais du nekkante ne amul vision bi si xalaat rek mooy séddoo bii bukki bi nduu bi sàmba de doo ko xam effectivement am na si yoo xamante ne ñi nga xamante ne ñuy xalaat se nañoo jege sax xamuñ si dara mais peut-être nag au niveau du sommet ça est clair parce que tamit président bi nga ko déclassifié également y a le décret qui est là disponible li ñu alloué pour cimetière musulman yi xam nañu ko li ñu alloué pour cimetière chrétien xam nañu ko li ñu alloué pour infrastructure xam nañu ko li ñu alloué pour éventuellement des lotissements xam nañu ko c'est clair dans le décret que le président a kii mais nag problème bi mooy damaa jàpp ne président ba mu demee ba déclassifié ko parce que tamit foofu noonu zone filao boobu mënatu la nekk ay filao parce que déjà tëli bi moo fa jaar li ñu mën a def kay fi ñuy restaurer mooy diggante comment dirais VDN bi ak géej gi foofu la ñu war a restaurer waat nga xamante ne mooy filao yi mais foofu moom zone la boo xam ne dañ ko war a exploiter au bénéfice exclusif comment nan lañ ko war a mën a exploiter wax naa ko déjà ay quelques projets yoo xam ne waaw mais loo xam ne waa gox bi dañ ci gën a mën a gis seen bopp ndax ndaw yi gox bi aussi yenn saa yi dañuy wax ne ndaw yi Wakhinane ñaari mbir la ñu mujj am dem taxaw ci
tali ba wala dem ci jaaykatu café ba ci arrêt bi ndax amatuñu bërëb boo xam ne ñoo ko moomal seen bopp bu ñuy mën a bu ñëwee ndax terrain bi ñu amoon sax ci booru Filao yi ñoo ngi wax ne est-ce que du bokk ci zone yu ñu déclassifié yu ñuy nangu. non xam nga mooy li ma la wax rek mooy vision bi ma doon wax ba tey foofu noonu parcours sportif nañ ko fa mën a def mën nañ fa def yu bëri yoo xamante ne c'est au bénéfice des jeunes et des populations tey jii foofu noonu amul collège tey jii ñi nga xamante ne ñoo jóge foofu ne Pikine Est la ñuy dem di jàng ji suñu collège yi foofu lañ nekkee pourquoi pas ñu def fa école donte loolu nekk ci prérogative mairie commune bi mais en collaboration avec la ville parce que ville moom moo yor li nga xamante ne mooy école secondaire yi ak lycée et autres mais en collaboration avec la ville mën nañ ko fa def au bénéfice exclusif des populations de Wakhinane Nimzatt si côté njàng bi mën nañ ko fa def côté santé bi mais tamit ñëpp xam nañ ne ñiy faju ji tey daaru école kii dispensaire Daaru Rahman mooy bi nga xamante ne moo gën a jege te moom moo gën dafa excentré donc population yi ñi jël littoral bi ba si littoral bi ba foofu noonu amul dispensaire amul case de santé amul poste de santé donc loolu yëpp mën na fa war na nekk si côté éducation si côté santé si côté cadre de vie ñu defal ba nga xamante ni dafa war a nekk zone boo xam ne bu attrayant je crois que ne c'est foofu noonu opportunité la bu rëy boo xamante ni ku fa nekk toog te bëgg a liggéey askan bi nga liggéeyal waa askan bi parce que dooy seetlu même à l'entrée dooy seetlu entrée bi nga xamante ne foofu dañ ko waroon def xam kuy dugg Wakhinane xam ne yaa ngi dugg Wakhinane Nimzatt mu nga am loo xamante ni lu lay accueillir di lay won ne yaa ngi dugg Wakhinane Nimzatt mu nekk loo xamante ni tu as envie de venir à Wakhinane Nimzatt je crois que ne bu amee koo xamante ne am na vision bu leer foofu mun na nekk benn zone d'attraction boo xamante ne bu extraordinaire même surtout sur le côté du tourisme et autres war na mun a attirer ay yooyu au delà nag de foofu noonu ngay wax dama si brosselaale parce que yaa wax environnement et autres dama si lac Curuur bi lac Curuur bi nga xamante ne dañ ko agressé tam ba di koy sëkk di koy defee yooyu foofu war nañ ko mën a exploiter man damaa jàpp ne foofu war nañ ko mën a exploiter ba nga xamante ne tey jii doo liggéey ba wàcc war nga mën a dem toog foofu noonu fiixlu def fa ay yoo xamante ne ñu ngi koy gis yeneen réew yi war na fi mën a nekk c'est-à-dire li des nag mooy nga am volonté am yéene say population tal say problème yi population mais du nekkee ne yow dundoo ak say population xamoo lu ñuy dund amoo seen problème wax dëgg yàlla. yaa ngi sànni xeer loolu dañ koy bañ ci dañ koy bañ. non yaa ngi sànni xeer non ci gox ba la dëkk ci gox ba la dëkk moo di par rapport ak cadre de vie aussi nekk na lu am solo ni mu ko waxee léegi buntu Wakhinane soo yegsee sa droite arrêt Sëñ Saliou bi ni amoon na ay jamono mu amoon fi coow ndax ñeneen dañ doon wax ne non dañ fa war a teg benn station ba mu waa gox ba génnoon yeneen tam am ci ba ñu mujj ko def benn genre petit espace vert waaye espace vert ba léegi nu mu mel refuge la mujj nekk pour ñenn ñoo xam ne li ñuy def nekk loo xam ne moom moo gën ci société bi cadre de vie Wakhinane lan la soxla est-ce que espace dafa manqué à ce point wala dañoo amul loo xam ne mën nañ ko def biir Wakhinane ba waa Wakhinane mën ci gis seen bopp damay wax ci environnement bi de trop parce que ñoo ngi doon jógee ci COP 26 bi te dafa bokk ci ay défis lii type municipalité yi xool nan la ñuy def ba seen waa gox mën a tamit nekk ci cadre de vie bu sain am tamit ab zone d'épanouissement. waaw Assane loolu yëpp boo gisee lu ko waral mooy que ne concertation bi war am diggante bokk moomeel yi ak population bi moo dul am ñun tey suñu vision suñu programme dañ koy adossé tout d'abord par rapport à la ressource humaine bi nga xam ne moo nekk biir Wakhinane Nimzatt. Dans Wakhinane Nimzatt moi je connais des professeurs d'université en géographie en statistique ci domaine yu bëree bëri dans notre partie à Wakhinane Nimzatt on a des professeurs d'université on a des ingénieurs on a des experts ci wàllu yu bëri ñooñu dañ leen a boolewul ci dara xam nga lu problème mu. est-ce que tamit boole ngeen seen bopp yenn saa yi tamit dafay yomb torop ngeen ni non ñoom boolewuñu mais est-ce que dem ngeen gis leen ngeen leen peut-être lii kat fii nii mën nañ fi def lii moom mooy li gën. waaw loolu association yi parfois yenn mouvement yi dañuy proposer au niveau de la mairie pour ñu def dara mais lépp loo xam ne amul impact politique la plupart du temps mairie yi duñ ko bëgg a réaliser beneen bi mooy li ma doon wax sànq nga dàgg ma mooy que ne tey ñun suñu vision ci compétence locale bi gestion citoyenne bi ci lañ ko basé ci lañ ko adossé nan lañ ko ci adossé mooy que ne dañuy impliquer la population ci lépp loo xam ne dañ koy réaliser surtout par rapport au cadre de vie surtout par rapport à l'environnement puisque tey boo gisee yéen a ngi wax rek benn zone ngeen yem yéen a ngi ci corniche bi Wakhinane Nimzatt moo ngi ba étage Madiale Wakhinane Nimzatt moo ngi ba marché bu bees te boo xoolee foofu occupation bi voie publique bi occupation wu environnement bi mais c'est désastreux donc loolu dañ ko war a réguler dañ ko war a gën a defaraat dañ ci war a gën a xalaat ay xalaat a ngi ci nit ñi toog nañ ci bind nañ ci mais problème bi mooy réalisation bi maintenant nag ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk pouvoir exécutif local bi il faut que ñu jóg ñun tey bu fekkee yàlla tey jox nañu li nga xam ne moom la ñuy dagaan muy baatu askan wi buñ ci jotoon tey balaa ñuy def dara dinañ woo askan wi ñu toog ñu waxtaan ak ñoom ku ci nekk lan nga gis ne sa gox war na ko am te amu ko
maintenant nag programme bi dafay basé wu ci li nga xam ne acte 3 bi indi na ko muy partenariat public privé tout d'abord diaspora bi tamit am nañ part bu rëy ci développement boobu puisque tey am nañ ci diaspora bi ñoo xam ne ñu ci bari ils sont prêts à venir investir dans la zone mais dañoo ragal par rapport ak li nga xam ne moo fi nekk puisque tey dañuy gis nit ñëw def ci dara mu jàll daanu donc ñeneen ñi duñu sawar beneen bi mooy tamit dafa am loo xam ne il faut que ñu sukkandiku ci bu baax a baax mooy li nga xam ne mooy la participation citoyenne mooy ñu fexe ñu woo askan wi ñu participer ci gestion bi yëgal leen li nga xam ne moo nekk ci biir mairie boole leen ci puisque tey ñu ci bari loolu mooy seen jooy boo waxee dañu maire de mairie sama yoon nekku ci élection locale sama yoon nekku ci puisque dañuy def lu leen neex mais bu fekkee boole nañ lañ ci nit ki loo ko boole bu yëg ci boppam da ciy jàpp puisque tey mënoo am lu ëpp sa population loo am lu mu bëri alal ji lu mu bëri tey boo ñëwoon di bëgg a réaliser benn projet population buñ ci adhéré wul réalisation boobu du mën a dem donc ñun suñu vision suñu programme ci loolu la adossé wu te bëri na loo xam ne bind nañ ko te mënuñu ko wax fii tey loo xam ne tey bu ñu waxee mënoo ko wax naan fi mu toll nii non am na luñ ci mën a wax am na loo xam ne mën nañ ko ci wax loo xam ne ci wàllu réalisation yoo xam ne bëgg nañ ko def puisque tamit am na tamit loo xam ne ak 3 décentralisation indi na ko muy partenariat intercommunal ñaari commune ñëw boole seen doole intercommunalité boobu dafay am nekk lu am solo yaayaa wax na tamit loo xam ne daf maa dëgg ci làmmiñ mooy lac curuur bi ma nekk xale dama fa doon sangu ji ñu jël tund bi fa nekkoon wàccee ko fa aménager ko ay nit dëkk fa mais zone bu ñu war a aménager la saa yi ma fa jaaree dama naan mais vision moo manqué wala yërmande moo amul wala lan la qu'est-ce que le problème c'est quoi puisque tu pars dans les pays européens ou bien dans d'autres pays nga dem voyage par exemple tu vois ñu am loo xam ne lu gën a ñàkk fayda loola mais ñu exploiter ko de telle façon que boo ko da ngay bég mais am nañ potentialité yi am nañ foofu noonu ay ingénieurs ñoo xam ne mën nañ exploiter loolu ay géographes yoo xam ne mën nañ ñëw wax la nan nga ko exploiter exactement ak ñeneen ñoo xam ne ils sont plutôt dans le commercial lan nga fa war a def pour mën a indi benn rentabilité nan nga ko mën a jaayee waa kay ci mbirub gox bi ba léegi ndaw yi dañuy yenn saa da ngay xool ndaw Wakhinane nga laaj ko mun la sama yoon newatul ci Wakhinane lan moo il faut rappeler aussi que ne conseil municipal nga xam nga lii dox ci biir mairie bi lan moo nekk jafe-jafe ba ndaw yi à ce point ñu mel ne lu génn ci yorunu seen gox dañ ci gisul seen bopp wala dañ leen ubbilul bunt yoo xam ne ñoom dinañ mën a wax ne lii kat man maa ko waxoon ba mu am ci biir gox bi. Bon, à ce niveau monsieur Fall, j'avoue que la responsabilité est partagée parce que population yi léegi tamit war nañ mën a exiger ñi nga xam ñoo leen di jiite mu am transparence si li ñu leen jiite parce que doo jiitee moomeel askan bi nga jiite donc yow yàlla minimum de transparence boo xamante ne da nga ko war a seq ak ñi nga xamante ne say administré lañ ñoom du nekkente ne ñoom amuñu volonté boobu noonu population yi exiger leen ko parce que c'est pas interdit si votre budget mbaa yu ñu mun di demee population ñoo assisté mais c'est rare nga gis population intéressé wu ba ñëw ba xam budget yi tey aussi ba ñu xam ko moo tax lu ma la wax la responsabilité elle est partagée moo tax parce que tey ji du nekkente ne am nga lu mot plus de 70 conseillers dans la commune de Wakhinane Nimzatt nga xamante ne ku si nekk dëkk nga si ko du ñàkk nga xam nga intéressé wu nga xam ne kii conseiller la nga dem vers lui nga ne ko comment se passe pour le budget ñaata la ñu am par at tey doo ko doon def enquête foofu noonu c'est di nga wër ba sonn loolu am ñu leen la wax Wakhinane ñaata la mais damaa jàpp ne loolu bokk na si ñun li nga xamante ne ñun si sunu programme daf see bokk nga xamante ne ñun dañ ko commencé sa avant ñuy nekk ñun sa xaaruñ ba falu parce que ñun fi mu nekk nii si pré-campagne bi man li mu nekk di def liggéey bi ñu nekk di def mooy dem vers les populations parce que man c'est à travers ces populations là qu'on est en train de bâtir notre programme parce que bëgguñu ñun dem tëju di bind ne lii lañ bëgg a defal Wakhinane Nimzatt moo tax on l'a commencé et on l'a compris ndaw yi ngi Wakhinane lan lañ soxla fi mu toll nii ndaw yi Wakhinane lan lañ soxla ba war a tax ñu mën a gisaat seen bopp ci doxinu Wakhinane xam nga d'abord mooy gestion inclusive bi nga xamante ne ñun jàpp nañ ne du ñu toog dañ ko war a mën a def population yi ñu boole leen si li nga xamante ne la mairie bi di dox woo leen si li nga def parce que y a un adage boo xamante ne ñëpp a ko xam léegi tout ce que tu fais pour moi tu le fais sans moi tu le fais naturellement contre moi ñu impliqué leen ndaw yi doo leen bëgg a defal politique moo tax du tey ñu bëgg a wax que ne dañu war a rajeunir également les kii joxe parce que man du ma comprendre tey ñu ne Wakhinane Nimzatt plus de 68% de la population et les jeunes
alors ñu bëgg di xalaat di ko jox ay vieux man bon je n'ai rien contre les vieux et parce que tout simplement nous avons des vieux avec nous mais tey fi ñu war a taxawoo mooy taxaw di ñu conseiller tey jii bay ndaw ñi ñu administrer seen moroom ndaw donc à ce niveau jàpp naa ne générationnel daal voilà donc jàpp naa ne tey ndaw yi war nañ leen mën a accompagner si lu bëri tey jii dooy métier numérique nekk na loo xamante ne lu mun a jël lu bëri si côté ndaw ñi yaakaar naa ne du ñu amee volonté bi war nañ leen si mën a jàppale si métier numérique bi nga xamante ne dina jël lu bëri si ndaw li occupé leen beneen bi tey wax nañ sax ku ko xam ne tamit benn commune la boo xamante ne commerce bi dafa dox nga gis fa charretier yi dañu war a accompagner donc ba nga xamante ne ñoom si li ñuy def noonu dinañ ko liggéey mu nekk un métier décent mu nekk loo xamante ne doo xool nga ne charretier bi lii la mbaalee la bañ ko jox ay xale yoo xam ne ñu am 2 ans mbaa am 3 ans je crois que ne loolu yëpp bokk na si la nga xamante ne ñun bokk na suñu programme mais tamit si ndaw ñi ba tey am bëri nañ ay artisans mais ñu organiser artisans yi accompagner leen def leen si ay cadre yoo xamante ne tey jii doo soxlaa loo mu di soxla comme am nañ espace bi ñu profité aussi defal leen fa foo xamante ne tey doo soxlaa da ngay naan da ngay xam fii nga jëm voilà muy tailleur yi muy menuisier yi am nañu fay defal voilà am nañu defar ay laaj voilà donc yooyu yëpp nekk na loo xamante ne war nañ ko fa mën a def mais si loo waxee jeunesse tam da nga si boole jeunesse yi nga xamante ne dañ nekk jeunesse daara yi ñooñu nga xamante ne dañuy jàng alxuraan nga xamante ne tey jii tamit dañ leen soxla parce que dañ am seen utilité société bi ñoom it ñu jéem a xool nu ñu leen accompagner ba nga xamante ne tey jii kuy doomi waxi naa Nimzatt di nga mën a gis sa bopp si mairie bi ni muy doxee parce que loolu yëpp dafa ama bi ñu si duggoon bu émission bi yaatoon mun nañ si xuus parce que comme ni nga ko waxee xam naa nomenclature budgétaire bi ni muy demee rubrique bu si nekk xam naa la nga xamante ne lañu fay allouer suñu étudiant des fois doo bëggee démissionner ñi bëgg a démissionner doo wax ñu étudiant c'est pas dans la c'est pas des prérogatives de la c'est vrai mais dafa si am loo xamante ne aspect social boo xamante ne mairie bi da ko war a jël en compte da ko war a jël en charge accompagner jeunes moom nee nañ soo leen koy voté pour na ma yàlla baal mais dëj yeeg yenn ngénte rek mais dëj yi ngénte sa gisuñu ko sa ñun waxe naan foofu dëj yi ngénte kan nga gis ñu dem jaale ji koo gis ñu dem ñu ne diw moo ñëw fi jaale ji ko mbaa ñu kii fi en fin de compte cette démission la boo xamante ne voilà qui ne dit pas son nom maintenant nag moi je dis c'est le moment où jamais que les jeunes prennent leurs responsabilités que les populations prennent leurs responsabilités et teg ñi nga xamante ne am nañ intention pour liggéeyal seen gox intention nag lañ mën a wax parce que fi ñu teg nii suñu programme lañ mën a wax ku nekk yéene rek la mën a wax ba muy dem mais dafa am leen loo xam ne chaque fois dama koy laaj sama invité yi suñu yegsee ci plateau bi mooy laataa ngaa toog lan nga defal sa waa gox surtout ndaw yi fi mu toll nii ndax njiital réew mi wax na ko noonu nañ def emploi waaye ku nekk sa gox peut-être yow yaay xool ne lii mën naa ko defal sama waa gox waaye itam su ma am naa yéene su ma toogee ne leen ubbil naa leen buntu fii nii ngir su fekkee ne aw ma sax compétence décentralisée boo xam ne dañ ma ko jox pour ma mën leen liggéey waaye mën naa leen ubbil opportunité moo di yow en tant que doomi Géejawaay doomi Wakhinane lan nga defal waa Wakhinane ndaw yi Wakhinane en tant que tel waaye itam lan nga leen yéene loo xam ne ñoom dinañ ci mën a gis. waaw yéene bi yaatu na yéene bi bari na puisque tey mën naa wax ne suñu parti jeune la parti boo xam ne jeunes yëpp jox nañ ko bopp muy Pastef. yaa ngi wax Pastef sànq ba léegi dama ci turu Pastef turu jàmmi gox yi ngay dem. waa Pastef fi mu toll nii dinañ la porter plainte gondeel rek. waaw léegi non il faut mu wax ci Pastef. déedéet waxal jàmmi gox yi ndax fi mu toll nii jàmmi gox yi ngay demee. waaw non jàmmi gox yi la ñuy demee mais ñun Pastef ñooy dem ci biir jàmmi gox yi ak Guédiawaye. d'accord donc loolu li ma bëgg a wax foofu par rapport ak jeunesse bi. mooy que ne ñëpp xam nañ ne xale yi sonn nañ trop mais loolu yëpp li ko indi mooy ñàkk yërmande bi nga xam ne nguur gi laay wax ak ñi nekk ci mairie yi am nañ ko ci seen jeunesse. puisque tey jeunesse bi bëri na lu ñu mën loo xam ne boo leen ci woowee dinañ ci dem ak yow ci wàllu jeunesse ak sport et loisir gis nañ violence yi nga xam ne moom moo am jamono yi passé ci nawetaan yi. démb ñu koy maintenant ASC yooyu dañu nekk ay outils yoo xam ne buñ leen utiliser lu bari puisque li ñuy drainer ci jeune dafa bari donc il faut que ñu utiliser leen de façon vraiment très efficiente très efficace pour que tey ñu mën a yóbbu jeunesse bi ci loo xam ne lu leen di amal njëriñ la lan lañ defal suñu jeunesse mooy man dama nekk membre depuis ma nekkee xale mouvement yu bari bokk na ci. Donc j'ai eu à participer à beaucoup de choses par rapport à l'éveil de conscience de la jeunesse de ma localité. À Nimzatt fi nga xam ne fa laa dëkk à Bagdad fi nga xam ne fa laa yaroo presque ak à travers tout Guédiawaye. beneen bi mooy que ne suñu ñi ñu àndal suñu parti def nañ ay activités yu bëri yoo xam ne ci jeunesse bi la jëm. yoo xam ne par exemple durant les vacances on organise des cours de vacances yoo xam ne dañuy dem dajale xale yi nga xam ne mënuñu defal seen bopp cours de vacances enseignants yi nekk suñu biir parti dem di leen jàngali. beneen bi y a aussi des formations yoo xam ne dañ koy defal tamit jeunes yi foofu au niveau de notre parti. ci lu bari à travers Guédiawaye mais li ci gën a am solo
mooy tey ñëpp xam nañu pourcentage yu jeune bi nga xam ne moo nekk dans la population sénégalaise. mu nekk nag loo xam ne énergie la boo xam ne tey buñ ko positiver dañuy indi ci lu bari nan lañ koy positiver nan lañ ko bëgg a positiver mooy ñu ànd ak ñoom ci li nga xam ne lan ñu bëgg a def parce que tey suñu biir programme créer benn hub informatique au niveau de Wakhinane Nimzatt ci la bokk créer tamit benn zone de coworking boo xam ne dina fexe képp koo xam ne am nga projet de société ou bien am nga projet d'entreprise ou bien am nga projet entrepreneuriat ñu fexe ba couver la de façon de telle sorte que nga mën a démarrer. xeetu start-up jàppale la start-up lañ koy def. start-up bu démarrer ñu créer benn zone de coworking boo xam ne li ko wër yëpp dañ fay def lu ñuy wax lifi. lifi mooy par exemple wifi boo xam ne dafay nekk ci zone bu yaatu. donc loolu y a des possibilités yu bari yoo xam ne tey mën nañ ci jàppale jeunesse. pousser leen ak ñu entreprendre puisque tey. l'auto-emploi dafa am solo. dafa am solo te jeunes yu bari bëgguñu ci dem wala mënuñu ci dem puisque gisuñu ku leen pousser gisuñu ku leen jàppale. wala dañoo xamul nan lañ ci demee te il y a les compétences dans la zone yoo xam ne foofu mën na ci jàppale nan lañ ci war a demee ak itam yan projet yu concret yoo xam ne ndaw ak jigéenu Wakhinane Nimzatt nañ ci gis seen bopp ci élection yile ñoom seen gis-gis waaye itam poñ yi xam ne taxaw nañ ci loolu yëpp nekk ay poñ yoo xam ne nañ ci ñëw ci njeexitalu seen total local suñu jógee ci xibaaru nasaraan yi lay doon léegi suñu demee ànd ci ak kiiti Adama Kaba dellu soit ci kanam incha allah ak kiiti Moudi Gadiaga ak Mamadou Yaya Ba ñoom ñaar ñooy suñuy gan nekk candidat fële ca mairie bu Wakhinane Nimzatt léegi mbokk yi. sant ko bu baax gërëm ko moom Serigne Modou Mbacké Niang ci wala moom Adama Kaba sax moom ci xibaar yi xam ne moom la ñu andiloon ci kàllaamay nasaraan ci 19:45 incha allah ñu mën a gisewaat ak moom ëllëg incha allah ci yeneen xibaar lay doon ci kàllaamay nasaraan googee ñu nekk si mujjanteelu pàcc seen total local ni ma leen ko xamee kiiti Mody Gadiaga nekk ci coalition Jàmmi Gox yi ak kiiti Mamadou Yaya Ba ci parti Ëllëg Sénégal ñoom ñaar ñooy suñuy gan ñoom ñaar ñëpp xam ne ñoo bokk gox bi ñuy xëccoo muy lii ci Wakhinane Nimzatt Yaya pour jeexal sànq kiiti Gadiaga yëkkati na ay kàddu par rapport ak ndaw yi aspiration am ak itam xalaatam par rapport ak ni ñu war a suqalee gox bi ak ndaw yi surtout ci mën leen jox yoon boo xam ne nañu am yaakaar ne seen gox mën nañ fa toog mën nañ fa tekkee yow si mii nekk ci biir gox ba déjà laaj bi ma ko laaj laa lay laajat Yaya est-ce que ndaw yi Wakhinane sentir nañu ne Yaya moo ngi suñu gox Yaya am na lum ñuy defal. alors donc question boobu dafa xaw a complexe. parce que man lu tax mu xaw a complexe ci man bëgguma nekk koo xamante ne damay def dara ba pare sa taxaw di koy bàkkoo mais nag comme doo ko laajte lañ ci wax tuuti am na lu ñu ci jéem quand même parce que nag jàpp naa ne tamit bokk na ci doo demee ba war a taxaw naan bëgg naa jiite na fekk am na loo xamante ne jot nga ko def bi nit ñi am ci yow yaakaar que ne loolu di ñun nag fa la ñu defee suñu enfance yëpp bokk population yi ba nga xamante ne tey fi ñu ci yegg nii tey dañ jàpp ne ñoom dañ see am lu ñu ci contribuer bu baax alors ba tax biñ ci toll yi tamit retour de bâton bi tamit ñu ngi koy jéem beaucoup de jeunes foofu ñun jàppale lañ ci am ñu am ay formation ci yoo xamante ne bañ ci génnee am nañ ay liggéey am na ci ñoo xamante ne utal nañ leen ay liggéey ça nekkul loo xamante ne lu may inventé lu kii ça moom mun naa la ko wax nombre bi xaw na sakkat ñoo xam ne ñoo leen utal liggéey ñoo leen jox foo xamante ne ñu ngay xëy di wàcc ñu ngi may seetaan ñu ngi may déglu doo ko fa waxee itam kenn du la weddi yàlla def na itam xam nga suñ côté boobu mun nga si def ay investigation am na si ñoo xamante ne jàppale nañ leen ñu am ay financement beaucoup même ba si ANPEJ bi si DER bi si mais du saa gën relation yooyu noonu mais da nga leen di jàppale si accompagnement defal leen ay dimbale leen nu ñu defalee ay projet wax leen fi ñuy jaar parce que d'habitude ñoom du ñuy dem vers l'information ñi nga xamante ne mun nañ am possibilité capter information yi dañ koy wàccee ci ñoom di leen ci accompagner ci emploi des jeunes sur la formation des jeunes sur le financement des jeunes won leen kere lu mel ne kere mu ngi foofu noonu buy former ay beaucoup de jeunes est-ce que mu ngi doxati mu ngi dox normalement il crée beaucoup de jeunes parce que ñu bëri day wax ne dafa mel ne dafa neew rek waaye kenn xamatul ndax moo ngi doxam déet mu ngi dox chaque jour mu ngi woyti te def liggéeyam chaque jour doo fa demee fekk fa maa ngi orienté ba tey xam nga mooy li ma lay wax rek xamuñu yi nga xamante ne moo fa nekk war a
jëriñoo. moo tax dañ leen si yóbbu. beneen bi mooy surtout si côté si man. j'ai été président d'ASC. si côté ASC bi tam jàppale naa si lu bëri. ba fi ñu toll nii bien que lii xew si nawetaan yi nii. kenn rafetlu ko. match bi mujjee xam nañu diggante diisoo ak jiboo match bu mag la man maa doon parrain ba. si match boobu nga xam ne match boobu moo amoon si kii boobu noonu. donc lépp lu ñu am ñun ñu ngi koy participer di koy def si ñoom. di jëndal équipe yi ay jeux de maillot di leen di accompagner di leen di jàppale. ci seen regroupement au-delà de ça léegi lan nga yaakaar ne war nañ ko teg ci gox ba xam ne nagu waxi naan dinañ wax ne ñun kat dinañu sentir suñu bopp ci koom-koom maanaam lu bëri dañ la non mairie bi du compétence am bokkutul ci mën a ubbil nit ñi ñu liggéey waaye loolu est-ce que nekk na loo xam ne nit war na ko mën a wax surtout koo xam ne da ngay xëccoo kir yore bokk moomeel bi su fekkee ne mënoo leen créer emploi direct mën nga leen créer les emploi indirect ak ay opportunité est-ce que bàyyi ngeen xel ci loolu ñun si li ma gën a jàpp mooy d'abord fexe jeunes yooyu ñu conscientiser leen dimbali leen won leen ay yoon won leen ay opportunité parce que xëy na emploi moom bi si état sax mënut a jël emploi mënut a jël ñëpp jox leen liggéey mais mën nga fexe ba ñoom ñu am conscientiser leen sensibiliser leen informer leen si loo xam ne duñ ko am mais tamit man li ma jàpp jeunes yi dañ leen war a impliquer sur la gestion des affaires mais également sur la prise de décision associer leen sur les prises de décision je crois que c'est important loolu yëpp nekk na loo xamante ne bokk na si suñu programme ba tax na ñun itam doo seetlu bi ba ñuy tabax suñu liste dañ see def ay ndaw ñu bëri si suñu liste nga xamante ne ëllëg si biir ñoom ñooy taxaw seen bopp waxal seen bopp lañ bëgg mbaa doo bëgg def loo xamante ne ñoom bokkut ak orientation yi nga xamante ne loolu nga si doon wax ñu taxaw ne la saa waay defeel nii man jàpp naa ne si loolu war nañ leen si mën a accompagner wax naa ko tantôt également ci côté étudiants yi tamit sensibiliser leen mais accompagner leen sur le volet social mais tamit li ma gën a bëgg mooy ñoom ñuy toog ak ñoom di leen wax li nga xamante ne tey jii wax nga ko tey mairie ba mënul wax leen nga jël ay emploi mais mun nga créer parce que nag am na sax loo xamante ne gars yi des fois dañu ko jéem a politiser mais loolu pour askan bi la tey ñu ngi wax emploi vert ñu ngi wax UCG ñu ngi wax loolu yëpp nekk na loo xamante ne tey si mairie yi lañ koy jaaree tamit am na parce que décentralisation bi tam dafa am loo xamante ne dafa am loo xamante ne état bi da koy jël bàyyeeku localité yi lu ñu la ko joxee tamit mu am transparence ñi nga xamante ne ñoo si qualifié ñu bañ ko def affaire yi mbokk mbaa affaire yi bokk ñoo bokk parti mbaa ñoo bokk lii ñun daal li ñu bëgg mooy gestion bu transparente boo xamante ne sobre et vertueuse comme ni ko président doon waxee ba muy doon ci 2012 malgré coow bi ci topp yëpp mais Gadiaga pour jeexal wax nañu ci environnement bi wax nañu ci foncier bi wax nañu ci ndaw yi waaye itam jigéen ñi dañu am pàcc bu am solo ci waxi naan sànq ci tàmbali gi Yaya moo ngi koy xamale amuñu maison de la femme au niveau de toute la commune amuñu bërëb boo xam ne jigéen ñi mën nañu wax ne fii la ñuy dajaloo boo xam ne suñu amee projet wala suñu amee lii la nu ñu war a mën a booloo pour doon benn nan ngeen yaakaaree ne ngeen war a amal politique boo xam ne pour jigéen ñi la ñoom ñu mën a dem ci kanam. waaw merci Assana tout d'abord jigéen ñi waxi naan dama leen di masaw ba pare puisque coono yi bari na trop te boo seetloo ñi fa jaar ñëpp dañu utiliser jigéen uniquement pour seen électorat utiliser le pour leneen ñun bi ñuy def suñuy tournée ci biir quartier yi mbootaay bu ñu dajal GPF bu ñu toogal li ñuy wax mooy que ne formation bu dul formation jinne nga baal ma ci wax ji def nañ ko mais du mujj fenn formation boo leen proposé ñu def nañ ko du mujj fenn financement bu nekk jot nañ ko du mujj fenn puisque niñ leen koy joxe la façon bi ñu leen koy joxee mooy moo politique ba mu ëpp puisque tey di nga gis ci fan yu néew te commencé nañ ko sax dina utiliser DER bi dina utiliser yeneen type de financement uniquement pour mën a jënd conscience su jigéen ñi pour mën la voter ñu voter leen mais li may ñaan surtout jeunesse bi surtout jigéen ñi mooy que ne ñu conscient sur les enjeux yi nga xam ne moo nekk suñu kanam ñu conscient tamit ci li nga xam ne mooy élection municipale yi di ñëw possibilités yi bari na mais lenn rek moo ci nekk mooy yéene bi moo ci amul tey nag ñun dem nañ di dagan baatu askan wi mais li ñu xalaat ci jigéen ñi dafa bari jigéen ñi possible parce que dañuy wax ne ku dimbali jigéen dimbali réew puisque jigéen ñi ñoo yor kër yi boo fexee ba ñu développé mais fan la ñuy jigéen ñi di développé mooy da ngay développé seen conscience yi ba pare ñu xam ñoom ñooy ñan lan la ñuy peser ak lan la ñu mën a réaliser ñu bañ leen di utiliser de façon vraiment comme ni ñu leen di utiliser depuis boobu ba léegi rek fexe ba conscientiser leen ba pare beneen bi mooy accompagner leen uniquement jigéen ñi koo ci gis boo yow 4 heures du matin nga taxaw marché bu bees di nga tasanteeg ñoom nga xam ne vraiment suñu jigéen ñi suñu yaay yi ay jàmbaar lañu nga taxaw Sëñ Assane même chose nga xam ne ñii ay jàmbaar lañu donc ñooñu soxlawuñu ku ñëw di leen pousse ñoo ngi ci ba pare li ñu soxla mooy ku leen orienté
ku leen won fan la nan ngeen di demee nan ngeen di fexe ba seen capacité seen compétence yi ngeen xam ne am ngeen ko te jëlee ko ci école yi nan ngeen di fexe ba mu développer nan ngeen di fexe ba fusionner seen doole ba li ngeen bëgg ngeen am ko mooy un développement boo xam ne ci seen doole lay jóge mais loolu nu leen ci accompagner mooy dañ leen di impliquer carrément ci li nga xam ne loolu la ñuy def puisque mairie tey amul possibilité yenn possibilité bien vrai que y a la fonction publique locale boo xam ne mairie dina ci sukkandiku mais comme ñoom ni ñu ko xamee ba léegi dañ ko politiser mais jigéen ñi encadrer leen mais pas ci wàllu politique pas encadrer leen pour suba nga utiliser leen mu nekk base bu fekkee objectif boobu da ciy am rek du mujj fenn mais tey ñun suñu biir programme ak suñu biir vision liñ ci tënk ci ñaar lañ ko wéer ñaar ñii la ñu jàpp ne il faut ñu développer leen il faut ñu encadrer leen muy jeunesse bi muy jigéen ñi ma brosser tuuti encore benn mbir mooy que ne à Guédiawaye du Pastef rek moo génn ci coalition bi pur au niveau de Gounass génn na ci coalition bi à Ndiarème Limamoulaye grand parti ci boppam am na génn na ci biir coalition bi. Gédéga da ngay dédouaner sa bopp. waaw non attends damay yeggali. J'essaie même pas de me dédouaner c'est juste pour donner benn explication par rapport ak benn aperçu contexte bi nga xam ne moom moo am ay Yewwi Askan Wi au niveau de Guédiawaye beneen bi mooy ki ñu jiital waxe naa Nimzaat ci Yewwi Askan Wi dafa comptable ci gestion bi nga xam ne moo nekk en cours comme ni ci Yaya comptable moom sànq sax nangu na ci tuut mais dañoo comptable ci gestion bi nga xam ne moo fi nekk en puisque ñoom ñaar ñëpp ay conseil municipal lañu ki jiite Yewwi Askan Wi Wakhinane Nimzatt c'est le premier adjoint au maire au niveau de Wakhinane Nimzatt donc mën na bokk ci grand parti donc mën nañu wax ne dafa comptable ci gestion bi nga xam ne moo nekk en cours gestion bi ñuy fustiger est-ce que moom mën nañ ko ci joxoñ baaraamu tuuma ndax la majeure partie dañ leen ne la conseil municipal am na waxtaan am na waaye coow bi yenn saa yi décision ba ca kaw lañ koy jëlee yow mi conseil municipal bi xalaat nga ci am est-ce que mën nañ sukkandiku ci loolu rek soo leen demee ba yéen waa Yewwi Askan Wi ngeen ni moom xam ne mooy premier adjoint bi moom la ñu war a teg bon donc ça veut dire que dal na xel. waaw non xam nga tey bu fekkee dafa nekk gestion boo xam ne gestion pàccoo la. conseil municipal yëpp toog di xaar ay terrain yoo xam ne dañ leen ko dig. même bu fekkee àndoo ak maire bi doo génne di ko wax. puisque conseil municipal yi Guédiawaye Wakhinane Nimzatt ñu ngi toog ñu ci bari toog di xaar terrain yoo xam ne dig nañ leen ko. donc bu fekkee da ngaa nekk ci loolu doo nekk ci opposition même bu fekkee da nga nekk biir conseil municipal bi bu fa dara xewee loo xam ne neexu la mais am nga droit génn wax ko. conseil municipal nga boo xam ne ci terrain yi. bon man d'abord li ma ko wax mooy si fi nga njëkk a brosser mooy si programme si femmes yi d'abord waaw ci femmes yi waaw dinañ ci yegg si mais par rapport ak li mu wax li la Sénégalais ti perte da nga bokk ci ñuy xaar ci terrain yi muy wax ni da conseil municipal da ci war a jot waaw wala déet xam nga man yàlla dafa def si sama ñàkk ma am sama kër si Wakhinane Nimzatt man xaaruma ay pàccoo kër te ñëpp xam nañ ne combat yi ñuy porter pour mu leer si littoral bi man je suis le premier à le porter beneen bi mooy doo nekkee conseil municipal c'est parce que tu es élu par les populations da nga faa nekkal population yi man noonu laa fa nekkalee population yi donc ma assumer samay responsabilités en tant que conseiller nekkal fa population di waxal population yi di yëg samay combat parce que tamit loolu si expérience lay bokk tey jii quand je deviens maire au soir du 23 janvier am na loo xam ne ma ko nekk di koy laajte mbaa ma koy gëstuwaat parce que j'ai l'expérience parce que tam wolof Njaay tam dañuy naan loolu nekkul taalibeem doo nekk ndox sëriñam donc loolu en tant que ndaw jaar nañ si xam nañ gestion mairie naka lay demee xam nañ si siy rëkk-rëkk dinañ si mën a rectifier c'est pas parce que bilan racine bi da nga ci nangoo duggale non c'est pas parce que déglu rek xam nga da ngaa xaw a toon si wax bi da ngaa xaw a toon si wax bi c'est pas parce que da ngaa nekk conseil municipal da ngaa bokk si mu ngi mel ni nga ne moom tey patron ki muy wax Sonko député la Assemblée nationale ñu ne donc luy xew Assemblée nationale moom il est comptable say position da nga koy assumer en tant que conseiller da ngay assumer say position li nga xamante ne jàpp ne du intérêt population nga taxaw xeexal leen ko parce que nag du nekkee nekkuloo fa tamit la fay xew it doo ko xam mun nañ décider loo xamante ne du intérêt population ñun lañ fa nekkee mooy taxaw fa pour dog bu jib mu nekk loo xam ne dafay jib ci intérêt population yi loolu lañ fa nekkee léegi nag ñëpp xam nañ collectivité territoriale ni ñuy doxee le maire après avoir reçu le vote de son budget alors il est libre de yow en tant que conseiller te loolu dama koy wax mécanisme yi dafa am loo xamante ne war nañ ko gën a xóotalaat man ci man gis naa ne dañ ko war a revoir parce que le maire a trop de pouvoir d'accord léegi yaa pour jeexal parce que il nous reste juste une minute li ma doon wax léegi programme pour jigéen ñi nan nga yaakaaree ne war nga andi ay coppite wala ay taxawaay
taxawaay yoo xam ne war nga ko defal jigéen ñi ba waa jigéen waa Nimzaat ni mu ko waxee ca sëñ Assane ba ca gàddaay ñëpp mën cee gis seen bopp. man bon wax dëgg yàlla dama jàpp ne waaw dina métti nag parce que nag jigéen ñi mérité nañu lu ëpp une minute vraiment ça c'est vrai mais ci tënk rek donc parce que man dama jàpp ne jigéen ñi pour la plupart ñun ñi nga xam ne dañuy dem si ñoom di leen di geesu si secteur informel la ñuy gën a bëri di évoluer te effectivement foofu dama si rejoindre monsieur Fall que ne tey ji doo bëgg a développer réew nga bëgg a développer sa commune si jigéen ñi nga ko mën a jaarale si jigéen ñi ñoo leen si mën a jaarale man dama ne damay sukkandiku déjà sama programme j'ai 3 F yoo xam ne damaa jàpp ne dama si war a sukkandiku pour suqali leen d'abord GIE yi boo si dem da pare naa amul kayit ñu formaliser leen mooy F bu njëkk bi doo leen formaliser ba pare nga former leen formation bi nekkul rek formation ay transformation yàlla yu mais même gestion ni nga ko yoree bu la defalee 1 million naka ngay def ba xam li nga si moom ak li nga si moom li nga xam doo ko lekkee mooy tax ëllëg parce que mooy tax nga ñëw fekk ku toog rek mu sa am 100 000 francs nga jox ko 100 000 da koy yàq donc former ko ba nga xam xaalis bi mu yor tamit xaalis ban la boo xamante ne xaalis askan bi la muy ba troisième F bi doo leen defee loolu yow formaliser nga leen yow former nga leen nga financer leen financement bi tamit man damaa jàpp ne doo leen bàyyi rek nañ ma waa banque yi baal ak banque classique nga xam ne des fois day compliqué apport personnel léegi dañoo ñun si suñu programme dañoo jàpp ne dañoo war a créer à wax naan un crédit mutuel un mutuel municipal boo xamante ne c'est pour accompagner les jeunes les femmes et les jeunes voilà lebal leen si ay taux préférentiels mais pare tamit jàppale leen ba nga xamante ne ñoom dinañ ko fay seen mbéyu bàkkan jàpp naa leen yooyu noonu bokk na si doo nga yokkal si nag voilà c'est fait si fait nag mooy maison de la femme boobu nga xamante ne tey dina leen permettre mais également ay garderie yoo xamante ne war na fa mën a am suñu xale jigéen ñëpp mën cee gis seen bopp moo li nga ma doon na xasee xam naa ne du ma la ko joxat waaye nañ ci joxante dig daje beneen yoon rek incha allah moo di Gadiaga nekk candidat fële ca mairie bu Wakhinane Nimzatt ci coalition jàmmi gox yi mu bokk ci Pastef ba léegi ñu nangul ko loolu ak Mamadou Yaya Ba nekk candidat foofu itam ci mairie bu Wakhinane Nimzatt ci parti waa Ëllëg Sénégal bokk ci mouvance présidentielle bi moom tamit jël yoonam ndax nee na waa Benno li ñu tànn Racine moom àndu ci ñoom ñaar la ñu àndaloon tey ci seen total local ñu doon wax seen xalaat ci gox ba nan la ci war a mën a andee ay coppite waaye itam nan la ñu war a mën a def ba képp koo xam ne yaa ngi yeewoo ca Wakhinane Nimzatt nga war a mën a gis sa bopp ci doxalinu gox ba nga mën ci yëg sa bopp waaye itam nga mën a sentir sa bopp ci lépp loo xam ne ñoo ngi ko fay def soxleen dig daje incha allah ëllëg beneen gox yeneen nit yeneen candidat yeneen poñ yoo xam ne incha allah dinañ ko waxtaanee jox leen dig daje ëllëg jërë ngeen jëf merci beaucoup